Manga 2 le roi des arènes moom mooy seen gantay. waaw Manga 2 xam nga ni moo yor drapeau roi des arènes parce que boobu bi ñuy organiser roi des arènes tournoi la woon te nekkoon na loo xam te lu ñu reconnaître woon bu ñu koy wax ci wàllum institution bi fi nekkoon itam Manga 2 nekk tey delloo làmb lu mu ko joxoon parce que mi ngi organiser ak ay combat waaye itam ci CNG bu bees bi bi ñu ko taxawalee gis nañ ko fa. Manga ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool dalal la fii ci ITV mu nekk gulet ñu génne la ci moment yi itam kontaan di la jaajëfal ci sa déplacement bi. merci beaucoup maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax di nuyu Malick Thiandoum boo xam ne comme par exemple làmb su egsee fii bokk na ci di nuyu sëñ bi fi nekk Ndiaye oustaz yi yëpp ñu nekk ci plateau yi maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax. Boubacar di wax ne invitation bi mbégte la ci man. ndeysaan. ndax fu ma fekk Malick Thiandoum rek damay kontaan. xam naa ne danañu wax làmb. kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. jërëjëf. ayca bisimilah rawatina nag. am ñaari soxna yoo xam ne dañ ma sekk fii. ndeysaan. ma dégg seen waxtaan kontaan ci lool. ci waar koor bi ñu commencé di leen ñaanal yàlla. ñu commencé ko ci jàmm jeexale ko ci jàmm. alors déjà actualité oblige Boubacar dañuy démarrer déjà ci combat bi nga xamante ne ficelé nañ ko sànq El Hadj Malick fa la jógee mooy diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang numéro 2 déjà dañuy démarrer ci Malick mi jógee ci mbir mi. mais lan ngay wax ni yow. waaw combat fa la jógee moom fa la jógee léegi. dégguma de Balla Gaye 2 nga wax. ak Boy Niang numéro 2 ñoom ñaar. da nga wax Balla Gaye 2 bu Guédiawaye ak Boy Niang 2 bu Pikine. Boy Niang 2 bu Pikine mi nga xam te ne bëre na ak rakku ki nga xam te ne mooy Balla Gaye di Sa Thiès daan ko ñu war a tase ñoom ñaar di combat boo xam te ñu ngi koy togg ay at a ngi ni mu mujjee ñoom. ku togg loolu. Gaston xam nga Gaston moom. Gaston daa bëri pax. mais yow boo ma waxoon loolu dañuy yóbbu Avies kër Gaston. Avies lañ fa waroon yóbbu am loolu en exclusivité parce que Gaston man nee naa ko nag man père nag vraiment bettoon nga ma bi nga taxawalee Balla Gaye ak Bombardier ndax boobu ñu ngi doon xaar leneen mu indi loolu tey jii ma jekki rek bi dog di waaj a jot mu ni ma ñëwal sama kër ndogoo foofu parce que dafa am exclusivité bu ma leen bëgg a jox ma ñëw teew jekki-jekki gis Boy Niang fël may xalaat leneen Aziz Ndiaye fële ànd ak Balla Gaye mu ni ma lii laa taxawal ma ne ko mais père Gas ñaar ñii dañoo yenu lu ñu yenneekowul te kenn ku ci nekk yaa ngi yenu lu diis gan ndax Balla Gaye da nga koo jox Bombardier mu yenu ko yenneekoogu ko nga yenaat ko Boy Niang Pape Thialis mi ngi ko yan takk ci rib moom takkagu ca ba cay rib nga joxaat ko Balla Gaye mais père looy def nii mu ne ma man daal damay liggéey man daal damay liggéey samay combinaison laa yor ku ma jox avance boo jëlul ma jox keneen. Alaaji Manga 2 noo gisee boobu combinaison. sànq bi may commencé waxtaan bi wax naa ne su ma gisee Malick Thiandoum rek wax ne làmb la ñu wax. donc loolu dama ci kontaan parce que ku xam Gaston Mbengue bu ñuy commencé ci Manga 2 bu ñu koy engagé ay combat yaakaar naa ne loolu du bulet. donc Gaston mooy Gaston événement. loolu mooy làmb. di ko féliciter di ko encourager te wax ko ne tous les anciennes gloires de la lutte sénégalaise ñu ngi ci gannaawam. ndax ba boobaa xam naa ne Gaston dina innover ancienne gloire yi dina ngéem aussi ci bés yooyu bégal ko ndax làmb dafa toll foo xam ne kenn xalaatuloo ne làmb dina dundaat nii. ak convie bi feebar bi. Gaston di risqué ba yàlla defal nii kon nag dañ ko war a sant bu baax a baax. mais wax na ay événement la. en tant qu'ancien lutteur mi ngi koy wax léegi ancien lutteur nga Malick mi ngi koy wax yaa ngi yor benn combat bëreego ñu tegal la beneen boo xamante ne encore beneen choc la ci ñaari choc préparation boobu noonu. waaw loolu mooy neexal làmb ji loolu mooy yow doo viser ne benn combat par at laay bëre da ngay calculer ne comme par exemple lii c'est pour un laps de temps comme ni nga ko waxee sànq rek. dama war a liggéey li ma war a liggéey su jeexee ma xam ne jeex na. mais du jeex bi pare nga toog foofu di foraatu. El Hadj Malick Manga dafa mel ni. ku fekkee bi may waxtaan ak mbër yi. xam nga moo tax sportif on l'est pour toujours on l'est dans l'âme. raisonnement bi mu am nii moom la Balla Gaye am
moom la ki nga xam ne Boy Niang 2 moom la am parce que Balla Gaye def ne ma at yi du ma fi xaar doole ji du ma fi xaar bu ma gisee ñetti avance sax dama koy jël parce que damay liggéey. mais analyse ci ñaari lutteurs yi déjà seen chemin yi xaw na wuute mun nañu wax ni croisée des chemins la ci ñaari ñi Balla Gaye dégg na roi des arènes Boy Niang déggu ko bëre na ak rakku Balla Gaye balaa boobu sax moom Balla Gaye la bëggoon Balla Gaye nekk ci moment boo xam ne pour amaat couronne bi nga xam te ne perte na ko ci diggante ma Bombardier il va falloir mu jaar ci Bombardier ñëwaat ba ci Modou Lo bi ko yor mais mu choisir jël ki nga xam te ne mooy Boy Niang numéro 2 profil ñaari lutteurs yi boo ñu ko doon analyser ak tey fu ñu war a tase. waaw xam nga ñoom ñaar bokkuñu nuroowuñu parce que tey booy xool Balla Gaye kii di Boy Niang numéro 2 da ko yàgg bëgg a bëree ak moom. bi mu ko sëkkatalee di ko dëkk Boy Niang daal di wax fu ne ni Balla Gaye la soxla. Balla Gaye puus rakkam Sa Thiès ni ko demal nga bëree ak moom bi mu bëree ak Sa Thiès daan Sa Thiès loolu nag tableau bi day daal di libre pour nga ñëw bëree ak Balla Gaye parce que loolu la ñuy wax ci làmb furli ñoom mànga dañu doon am mbër yu nga xam ne bala ngaa egg ci mànga foog nga daan leen soo leen daanul mànga du mën a bëree ak yow donc bi nga xamee ni ki nga xam ne mooy Boy Niang sëkkatal na Balla Gaye ni dafa bëgg a bëre ak moom da ko jox Sa Thiès comme barrage Sa Thiès ñëw kii di Boy Niang numéro 2 daan ko donc dara doxatul digganteem ak Balla Gaye numéro 2 et puis au-delà de tout ça aspect sportif yeeg yëpp da nga koy teg fële li nga xam ne moom la ñu nekk moo di li Tyson waxoon cay jamono sport business business moom moo gën a nekk ci lii que affaire sport parce que tey toll nañu fu nga xamante ni nii nag million du dugg ci ay 100 millions du dugg ci kër ñu koy wàññi million la Max Mbargane ni tuddul million meloo woon nii la tudd alors dafa am solo ñoom ñaar dañoo jëm ci ay combat disons que Balla Gaye dafay tase ak Bombardier c'est un autre niveau mën nañu wax ni par rapport ak Boy Niang bu ñu koy comparer yëggagul foofu tey Boy Niang mënuloon tëb am Bombardier Balla Gaye à part combat yi jafe yi nga xamante ne mooy yenn jafe-jafe yi nga xam ne am na ci diggante bi du woon wàcc jëli ki nga xamante ne mooy Boy Niang tey lan mooy déterminant surtout ci carrière ñaari mbër yi bu ñu jógee ci combat yi ñu amagum ba pare ak choc bi war a dox seen diggante qui a le plus de choses à perdre ci combat bii nii au-delà de l'aspect financier bien évidemment non kenn ci ñoom amul lu muy perte man bu may tënk Double Less ñëpp dañu waxoon ne damay xaru kon nag làmb mooy demee loonu bu may bëre ak Balla Gaye temps boobu maa ngi nekk le roi des arènes te nangu bëre ak moom kon Balla Gaye su nangu bëre ak Boy Niang ça prouve que par exemple c'est un vrai sportif donc day doxal làmb day dundal làmb parce que moment bu ma nekkoon aussi ci laa wàccoon dem bëre ji ak kii mooy làmb. L'autre actualité c'est sûrement arène 16 bi nga wax lu toll ci 32 milliards quand même c'est beaucoup d'argent dans un pays où le sport n'est pas une priorité c'est la santé et l'éducation entre autres ñu tabax ko ñu ne dañ koy jox làmb parce que mérité na ko damay faral wax ne ñun làmb rek la ñu am loo xamante ne keneen mooy ñëw tricher ñun duñ ko tricher keneen ñu gis image yi yow ci CNG nga bokk ay nit am comme ni ko